asalaamaaleykum man la Mansour Nia doyen Rafi maa ngi nuyu di leen sant di leen gërëm ñi fi indi lii depuis longtemps di sant waa kii comment l'appelle waa AS ak Ousseynou Ba encore ci boppam parce que depuis 3 mois ñu ngi ci affaire bi yàgg ci trop di ci dox di ci lijjanti ànd ak waa AS ak lépp lu ñuy def ci Yoff ci lu baax ñoom ñëpp ñu ànd ci nekk ci benn di ko def donc Ousseynou Ba moo ñu mettre au parfum dañu war ngeen ci mën a dugal seen loxo ci biir Yoff surtout moo tax ñu àndoon ak waa AS dans un premier temps defe naa ne tey gis nañu ñaari yoon ci télévision muy tey imam Khalifa interview nañu bu tey bu ñu doon liggéey ci àndax moom ci waa Yoff donc ku méritant la donc dañu àndax moom ci AS ba ñëwaat fii àndax moom fii donc ça veut dire que ñu naviguons dans le même navire te ñu ngi liggéey ci même chose buñ ko fàtte donc les images ça parle mu ngi wax ne Yoff mu ngi dem kanam parce que moom bu gérer lii mu gérer waat armée li encore ça prouve que ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp ay mbokk lañu ñu benn lañu te amul benn problème entre nous donc ñu ngi sant encore li ñu def du seen man du seen passeport du seen dara yàlla moo ko dogal boo gisee nit ñi rek yàlla moo ko dogal kii mu nga fa woon maa ngi fa woon kii mu nga fa woon ñi ñuy taxaw fi ñëpp ñu ngi woon cimetière yi di defal lépp pour Yoff ñëw di fi encore di indi lu rëy lii encore pour Yoff mu commandé que en tant que premier chef mu commandé que fële aussi mu commandé woon ko ça veut dire beaucoup de choses donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bagage yi yemb na vraiment mat na yëpp ñëw na gis nañ ko ñi ci am ñëpp taxaw ñëw nañ leen taxaw donc Ousseynou Ba it fan yëpp mu ngi oote di nan fan la toll ñëw na yëpp ñu ngi koy sant parce que ce n'est pas c'est un gars comme ça sànq bii kii ñëwee la loo mu ne Ousseynou Ba du wax lu dul dëgg toujours la mu ne Ousseynou Ba du wax lu dul dëgg man maa àndax moom bi ñu nekkee xale ba léegi donc aw ma si boobu donc lu mu wax sax du ma si dugg lu muy joxe nii dama si dugg sax dama naan joxal diw moom tamit loolu lay wax si man danaan yow bëggoo dara affaire bi dem rek nga bëgg ma ne ko ak ñun ñëpp aussi xalifa ngi nii xalifa aussi noonu la mel dégg nga lépp baax la bëgg su kii wulee mu dem mu seey dem yoonam damay daan dégg-dégg si liggéey bi dama koy gis mu dem yoonam donc yooyu am na solo ay image yi nit ku baax la nit ku gëm Yoff la encore donc Ibrahima ngi nii taxaw Ibrahima aussi ñaari Ibrahima ñoo fi nekk Ibrahima bi Rafi la bokk si entraîneur la bokk waaye Ibrahima imam aussi boobu ba léegi mu ngi taxaw talul dara ndax defe naa moom moo gën a jàng dañuy def nii si jaamu yàlla la bokk ñu ngi nii yéen a ngi dégg maanaam ñi ci si jàkk ji te mu ngi fii nekk si alali Yoff fan lañ ko mën a dugal ak fan lañ koy jox ak kan lañ koy jox ba mu jaar si yoon donc ñu leen sant ñaari imam yi daal aussi dafa mel ni yàlla moo leen andi mu ngi taxawuñu ci wàll woowu donc sant nañu baax di leen gërëm bon am nañ suñu ngërëm yëpp ñun man doyen lañ may wax des fois ci jeunes Yoff yëpp ñëpp am nañ seen ngërëm yàlla nañ yàlla jàppale ñi ko def yàlla nañ yàlla jàppale ñun ñëpp noonu lañ mën a mel Ousseynou Ba noonu la mën a mel loolu sa mère a toujours travaillé dans le social donc social lañ koy yare donc moom bu defee lii man du ma jaaxal que social lañ koy yare sa mère est très social yoo xam nañ ko mais c'est comme ça quoi noonu lañ mën a mel daal ñoom ñëpp noonu lañ mën a mel seen waajur loolu lañ mel ils ont toujours travaillé dans le social donc ils continuent seen liggéey li ñu continuer daal maanaam donc loolu la amoon si li may wax. waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu télévision Vision TV bi nga xamante ni mooy jël kaddu yi nga xamante ni moom la ñuy taataan bu ko defee itam li nga xamante ni moo ñu fi tax a tase ñun ñëpp xam nañ ko di liggéey boo xamante ne mën nañu wax ne sax liggéeyu lislaam la ndaxte dimbalante dafa am solo te lii tey dafa mel ne dafa am ñu ko séq muy diggante Ousseynou Ba diggante AS ak diggante ministre Abdoulaye Diouf Sarr ku nekk tey am loo ci def mu nekk lu rëy lool nag mooy li arab di wax ne yadun wahida la tusafiq
ndekete benn loxo du tàccu kenn mën a def action wax ak keneen ñëw jàpp ci ba keroog muy agsi fii te mbir mi tey noonu la demee. lii nag mu nekk ay bagages yoo xamante ne mën nañ buñ ko doon xayma alal ju bare bari la tey ki nga xamante ne tey ci moom la jaar ñu ngi koy gërëm mooy suñu mag Ousseynou Ba tey bu ko neexoon tam mu jël ko jaay ko am ci xaalis waaye mu ne lii daal Yoff rek laa ko yéene ay mbokkam ay xaritam ay doomu ndeyam ñuy wax AS nga xamante ne ñoom seen liggéey ci dëkk bi kenn daatu ko naptaale defe naa ni institution yi nekk ci dëkk bi yëpp moo xam jumaa yi la moo xam jàkk yi la moo xam morgo yi la moo xam ay social la defe naa ni AS moom xam nañ lañ ci bu baax a baax turu AS moom defe naa léegi dafa siiw ci dëkk bi macha allah te loolu nag mooy def lu baax parce que keroog maa ngi koy wax imaam Khalifa Diène yàlla na yàlla fay ko ndaxte moom itam taxawaayam rafet na parce que nit tam bu fekkee daf la wuutu ci dara ndeysaan démb mën nañu wax ne sax est-ce que añul geewee parce que geewee daal defe naa la añ parce que oo nañ ko ay yoon yoo xamante ni mënul dem loolu lépp taxaw fii daanaka nit ñi sonal ko mais vraiment mu gérer situation bi mu agsi fii loolu sant yàlla subhanahu wa taala la loolu nag mooy amaana mooy kóllëre liñ ko dénk defe naa ne xam na ko bu baax a baax te mu ngi koy doxal mu waree kon bu ko defee ñun dañuy santaat di gërëm Ousseynou Ba parce que lii dafa nekk loo xam ne yàgg na ko def sax avant muy génn moom affaire sociale yi daf ko yàgg def avant muy génn kon vraiment nag lii may wane ne bëgg Yoff dafa am solo moo tax bërki démb maa ngi koy wax sànq ma ne bërki démb mooy wax ne ma kat man daal lépp lu mu am yéene naa ko Yoff tant que ñu ngi koy jaaral fu mu war a jaar rek lépp lu mu am rek dinaa fexe mu ñëw te loolu moo am solo kon vraiment ñun dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla waaye itam di sant bu baax waa AS bu baax sax di sant ministre Abdoulaye Diouf Sarr di leen ñaanal ñoom ñëpp ak ñëpp ñoo xamante ni itam am nañ ci dara ba ci ñi feebar sax am na ñoo xamante ne am na luñ ci am kon kooku mooy wane ne sóor na ñi dund sóor na ñi faatu sóor na sax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jamono feebar kon loolu am na solo parce que kii sóor booy sóor ay margo yi nga xamante ni fa la jëme ji man fa laa jëme ji keneen fan la jëme ji sóor dispensaire sóor ñu feebar kon loolu mooy vision loolu rek moo am solo te vraiment nag bu ñëwee itam dañ koy def ni nga xamante ne noonu la ware ndaxte imam Khalifa xam na lu may wax te moom a gën a xam mais daal alhamdulilahi rabbil alamin man mënumaa coupé jeexal samay kàddu daaneel ko te dama ko sant gërëm ko ndaxte sama mag la sama kilifa la ñu déggoo lool nag ñu déggoo lool loolu yàlla na jëm kanam incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aouzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim waa Yoff Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax di am kontante fa tabarakallahu ci invitation bi ngeen ñu invité ci seen télévision di ñaan yàlla subhanahu wa taala télévision bi yàlla na ko yàlla boole ci télévision yi gën a mag ci àdduna bi yomb na yàlla na ko yàlla def te yàlla barkeel leen tey ñu am mbégte fa tabarakallahu ci recevoir fii matériel boo xam ne yàlla mu ngi dogal sunu mbokk di Ousseynou Ba nekk doom ci dëkk bi moo ko may association bi nga xamante ne moom ci la bokk muy association AS lii lépp nag bu nu ko amee il faut que ñu expliquer ko fan la jaar pour que ñu xam ko bu na tax sax gërëm Ousseynou dañuy jëkk gërëm ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekk maire dëkk bi nekk ministre de la santé li sabab lii mooy bi yàlla dogalee corona bi yëngatu ba hôpitaux yëpp nekk ci Sénégal oxygène ba fa nekk ak nombre malade yi matewul bi ko waa AS yégee ci la waa AS génne xaalis jox ñu jënd lu toll ci 50 bouteilles yu oxygène dimbalee ko hôpital bi ca ba ñu def remise ba keroog directeur cabinet moo fi nekk ku ñu Ibrahima Fall ci lañ ko wax ne ko ñun am nañu bëgg ndax dañu am ay garab yoo xam ne doomi Yoff yi nekk bitim réew dañ ko am yéene ko Yoff mais nag garab neexul a dugal Sénégal ci bu fekkee ne amoo autorisation si la ñu wax ne le ministre dinañ ci wax ak moom lépp lu ngeen amati ci wàllu matériel médicaux bu ngeen ko indee dinañ fexe ba ngeen dugal ko te du ngeen ci fay. yàlla dogal itam ñun ñu demandé audience toog ak Abdoulaye Diouf Sarr le ministre waxtaan ci ak moom que ne yàlla dafa dogal ñu bëgg ko jàppale ci dëkk bi. ndax dëkk bi nag lu fi nit di def moom mi nga xamante ne moom la yàlla dogal mu jiitu dëkk bi moom nga ciy jàppale ndax moo jiite Yoff ba noppi nekk ministre de la santé ñu xamal ko ne ko daal am nañu ay mbokk yu nekk ci biti am ay moyens am yenn matériel médicaux yi pour war ko indi Sénégal
bu fekkee ne mën nañu cee jàppale bu ñu ko indee mu jàppale ñu ci ñun li ci des dinañ fexe ba mu ñëw si la ñu wax ne lépp lu ngeen amati ci matériel médical na ngeen ko indi bu ngeen ko indee incha allahu taala dinaa fexe ba mu dugg. bi ñu waxee mbokk yi loolu si la ñu sunu mbokk Ousseynou Ba xamal nañu moom day am na matériel médicaux yoo xam ne mu ngi ko amoon denc ko kon nag bu fekkee ne ñun AES soxla nañu ko bu ñu ko bëggee mu may ñu matériel boobu ñun ñu andi ko Yoff ci noonu ci la AES engagé wu ne léegi na jël conteneur pour que Ousseynou Ba matériel boobu mu ñu may bu ñu ko mayee ñun ñu andi ko fii Yoff may ko waa Yoff si la AES génnee lu toll ci $4500 fay conteneur 40 pieds ñu andi ko fii bi conteneur bi ñëwee itam ñu jël kayit di jox ko le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom itam ci poche boppam mu dépensé ci lu toll ci 2 200 000 pour que ñu mën a génne conteneur bi ginnaaw yàlla dafa dogal ma xaw a yàgg port ñu ne ñu am na ay pénalité yuñ ci war a fay ci laa oowaat waa AES génnewaat lu toll ci 1 200 000 jox ma ko ci lañ dem fay pénalité yi ba conteneur bi mën a génn donc conteneur bi lii mooy fi mu jaar lépp nag buñ ñemeñee ba sañ ko indi Abdoulaye Diouf Sarr la mais ki ñu ko may Ousseynou Ba la mais ki ko moom AES la parce que moo ci def alalam moo négocié ak le ministre moo fay même li nga xamante ne mooy li nga xamante ne moo nekk les taxes ak yi nga xamante ne mooy yi ci tegu kon nag li ñuy def mooy ñaanal ki nga xamante ne d'ailleurs moo ñu ko may du Ousseynou Ba may ko AES ñaanal AES mi nga xamante ne moo ci def alalam ba may ko Yoff mais ñaan yàlla subhanahu wa taala ki nga xamante ni tam mooy sunu ministre nekk maire dëkk bi moo xam bëgg-bëggam yal na ko yàlla defal te mu jikko ak képp ku ko yéene ci barke yonent bi lii nag dara taxu ñu def ko lu dul jàpp na ak jaamu yàlla la ndax ñun amuñu fu dul Yoff buñ sañoon lépp lu baax rek ci àdduna Yoff la gën a jekk loolu moo tax ñu def ko ñu ngi sant nag sunu mbokk itam imam Bass man ak moom yàlla mu ngi dogal tey yëpp ñoo waroon a jiite juma mais man dama woote fa ma nekk ne leen tey du ma mën a jiite juma na beneen imam jiite ndax responsabilité bi tegu suñu kaw moom itam kazalik tey moo waroon a jiite mais dafa woote jàkkam ne leen mënul jiite dina seet keneen donc loolu lépp bu ñu ko dee def yàlla rek ak Yoff moo tax donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal doomi Yoff yi nekk ci bitim réew yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen te doomi Yoff yi nekk ci bitim réew Ousseynou Ba nag nekk ci seen biir bokk ci ndax commission sociale bi nga xamante ne mooy commission sociale bu AES te ma jiite ko Ousseynou Ba dafa nekk ci biir commission sociale nekk ci sunu représentant ci Amérique moom ñoom Makhtar Niang ak yeneen mbokk ya fa nekk ak seen mag ja fa nekk ay Ablaye Niang vraiment gërëm ñëpp dañuy juum sax ci bu ñu tuddee ak ñoom Maodo Sylla ak ñëpp ngi ci commission sociale donc lii benn nit dafa ko may mbooloo la ay loxo la ndax Ousseynou bu ko amee te amu ko woon lu ko andi wala mu wóor ko bu ko andee du génn du ko mës a andi ñu nit li tax ñu ñemeñ cee engagé wu mooy dañu wóor ne wax nañoo koo xam ne ki nee na bu ñëwee ma génneel leen kon nag lañ ci bëggoon lépp yàlla sottal na ko ba mu yegg si ñu ngi gërëm ñëpp ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal ñëpp yàlla jàmm yàlla na yàlla gën a sàmm waa AES yàlla na yàlla yokk déggoo ko bureau bi itam yàlla na yàlla fay leen boppam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci confiance bi ñu am ci ñun xëy na yàlla moo dogal yii am ci action yi sa fekk ñu Sénégal mais daanaka liñ fi toog sa daawuñu ko fi toog xëy na yàlla moo dogaloon ne yii yëpp xëy na dinañu fa fekk pour que ñu mën ko gérer mais am na koo xam ne ki moo fi nekkal AES sax loolu xëy na moo ko waroon taxaw yàlla dafa dogal jamono yi mu nekk Amérique donc ñu wutu ko fi mais daal ñëpp kontaan nañu ñëpp bég nañu yàlla fay ñëpp yal na yàlla yokkal ministre yal na yàlla fayal nu ki nga xamante ne moo nu may lii du Ousseynou Ba mais yal na yàlla fay doomi Yoff yi nga xamante ne ñoom ñoo jël seen alal pour seen conteneur ñu defal leen ci matériel bi ñu fay lépp lu ci war chargé ñu taxaw fii taxawu ko ba tey ñu egsi fi ñu egsi kontaan nañu yal na yàlla fay ñëpp ñu ngi ñaanal itam sunu wayjuru bopp itam di yaay ci Ousseynou Ba yal na yàlla moom itam may ko wér ndax itam wax nañu ak moom te am na loo xam ne doom du ko umpale ak wayjuram bu na ko woon déet bu ci dugg itam Ousseynou du ñeme def ko waaye nag gàllankoorul benn yoon doomam am lu baax bëgg kaa may waa doomi Yoff mu may leen ko donc itam yaay vraiment yaa cawte yal na yàlla sàmm ko yàlla may ko wér ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp bàllu ñëpp àq nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
nuyu fa tabarakallahu mboolem itam délégation bu am solo bi nga xamante ne ñoom la àndal ku demee ni monsieur le maire Abdou Nar mu ngi ni toog ak ki nga xamante ne mooy directeur u hôpital Philippe Senghor bii di docteur Diop ak ay collaborateur am ak imam Madiagne fa tabarakallahu mu ñëw fi tamit teewal fi aima yi nekk seen mag ak imam Bass ak mboolem mbokk yi fi nekk yëpp ak El Hadj Moussa mi nga xamante ni man ak moom ñoo nekk membre ci AES di ko jéggalu nag d'abord ci ku xam ministre actuellement fii nga xamante ne fi la ñu toll ci wàllu emploi du temps xat na ndax damay wax ne ministère yi nekk ci Sénégal yëpp ministère am moo ci ëpp liggéey ci ñaari at yi mujj donte la moom mosul ñàkk liggéey waaye ñaari at yi mujj loolu Sénégal gépp sedde nañ ko ndax feebar beeg fa tabarakallahu taxawaay bi mu ci def ak ndam bi ñu toll nii itam ñëpp xam nañ ne fi mu ne dañu nekk ci wàllu élection locale yaa ngi ñëw te yaakaar bi nga xamante ne moom la ñu am ci moom ci Ndakaaru itam du yaakaar bu ndaw kon kooku jotam lu ma la ci may rek wax dëgg yàlla itam ci mbaaxam la waaye xaju ci kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci xajal boobu ñu xajal tuuti ci jotam waaye itam dama gisee ñu bëggoon ñu ñëw fii rek daf ci am loo xam ne lii itam foog dañ ko war a wax seede ko sëñ Mansour radiyallahu taala anhu daf daa wax ne baadoolo rek la ñuy defal njekk muy yor ay le xam naan dama ko yeyoo waaye nit ku baax ku ko defal njekk ku ne war na ko wax war na ko seede alquran dafa wax ne wala taktumu shahadata la yàlla wax ci alquran bu ngeen amee seede bu rafet bu ngeen war a seedeel nit yàlla nee na bu leen ko nëbb wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu borom xol bu baaxul la ñuy defal lu baax mu nëbb ko ne du ko seede seede bi nga xamante ne moom la ñuy seedeel Yoff gépp nag pour ñëpp xam ko mooy lii nga xamante ne moom ngeen fi gis ci matériel doomu Yoff yi tudd AES am association bu tudd AES ñoo ko fi indi ñoom moom conteneur bi ñoo ko fi indi waaye nag bu ñu amee fitu engagé conteneur bu toll ni indi ko fii yàlla ak sunu ministre bii di meeru dëkk bi moom moo ñu jox fit boobu ndax bi ñu fi ñëwee fii ci temps yi Covid bi andi woon fii oxygène yi directeur cabinet am Fall ñu ko jàmbatoon ca kanamam nag am na doomi Yoff yu nekk ci biti yoo xam ne am nañ lu jëm ci ay wàllu garab ay médicaments yu ñu bëgg a andi mais xam nañ ne loolu bu ci ndimbal amul duñ ko mën a andi mun nañu lu ngeen bëgg a andi ca médicament andi leen ko monsieur le ministre dina ci jàpp. effectivement bi ñu toogee ak moom ci audience lu mel noonu itam dañu confirmel nañu lu ngeen amati ci matériel lu jëm ci wàllu médical andi leen ko incha allah taala dinaa ci jàpp na mu ñu ko waxee woon itam noonu la ko defee. lii ba nga xamante ne yàlla dogal ñu nekk ci ba mu sotti bi kayit yi ñëwee daf ñu boole ki mu ñu boole loon muy xayar wax dëgg yàlla itam monsieur le ministre ñu ngi koy sant bu baax di ko remercier ci sa kanam nit ku disponible la wax dëgg yàlla saa yu ñu ko woowee bu gisul suñu appel sax après dinañu woo donc coordonné ko ak ñun ba bi conteneur bi jóge port ñu ngi communiqué ba léegi ci suba donc kooku ñun wax dëgg yàlla itam amel nañ ko cant amel nañ ko ngërëm nit ku baax la noonu la ci jàppee fay ñu ci matériel bi dara ci wàllu exonération lépp moom moo ko jël en charge frais yi nga xamante ne waroon nañ ko fay itam ci port bi moom moo ko fayal boppam donc loolu nag bu la ko nit defalee wax dëgg yàlla itam bu toogee yàgg say mbokk te lépp di Yoff war nga ko mën a seddal sa ay mbokk ndax itam lii ñuy def it wax dëgg yàlla itam ñun moom la ñuy jàppale ndax Yoff lu fi nit def moom ngay jàppale ndax moom la fi yàlla teg waaye xam na moom dafa nekk fi ñu nekkal ko ci biti te bi ñëwee di wax daf ñu wax nañu ñi nekk doomi Yoff yi nekk ci biti ak sympathisants yi man maay premier sympathisant keroog loolu la ñu wax donc ci AES la bokk donc loolu rek mooy li ci nekk waaye itam ñu sant gërëm suñu benn membre bu bokk ci ñun tudd Ousseynou Ba ndax bi ñu ñëwee ba waxtaan ak moom ba ñu wax nañu lu ngeen amati bu ngeen ko indee dinaa ko fexe ba mu ñëw ba mu dugg si la ñu Ousseynou Ba wax ne man am naa fi kat matériel boo xam ne dañ ma ko mayoon maa ngi ko fi denc kon yéen AES bu ngeen ko soxlaa ngeen jël ko si la ko AES ne ko demal nga utal ñu xoolal ñu ku ñu ko mën a yóbbul Sénégal am na boromi conteneur ñu koy yóbbu bu ñu xoolee matériel bi ñu ne lii buñ ci naree fay li gën mooy nañ jël suñu conteneur bopp fay ko andi ko noonu lañ gisam nañ ko doxalee. kon nag ñun AES ak Yoff gépp ñu ñaanal doom jooju nga xamante ne mooy Ousseynou Ba ci geste bu rafet bi mu def ndax itam lii xëy na mënoon na ko jël jaay ko
waaye bu ko jëlee itam may ñu ko donc loolu itam dafay wane bëgg Yoffam donc moom it yal na yàlla yokk ko yàlla sàmm ko fa mu nekk. lii daal mooy kaddu yoo xam ne mënul woon a ñàkk ñu seedeeloo leen ko ngeen xam ne lii lépp bu ñu ko amee ba am fit bu mu yëg si yàlla ak moom dañ di nekk en collaboration ak ñoom. moo tax lii itam bu ñu ko indee ba pare itam kii nga xamante ne mooy le président Birane mu ngi nii toog yor liste matériel bi nga xamante ne andi nañ ko moom itam xëy na ñàkkul yow itam am nga ko mais moom dina ci sànni ay kaddu parce que am na ci loo xam ne nii ñun bu ñu ko xasee ba andi ko ba jox leen ko ñoom ñu nekk sur le terrain ñoo ko mën a jël gérer ko seet nan lañ koy mën a séddale ndax am na ci sax xëy na yeneen matériels yoo xam ne bokkul sax ci liste bi te mu ngi fi mais loolu ñoom nañ ko bàyyi ci biir Yoff ñu xool après nan lañ koy mën a séddale pour que ñëpp jot ci seen wàll. lii daal ci gàttal mooy kaddu yi ci guddal sax ndax guddal naa maa ngi jéggalu bu baax waaye nag mënuñu ko woon a ñàkk a leerale noonu maa ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo yi monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di ci teg son premier adjoint Abdou Nar Mbeng, monsieur le médecin chef Diop, Imam Bass, di nuyu Khalifa ak Moussa représentant AS yi nuyu membre Fray Yoff di nuyu Yoff gépp góor ak jigéen ñëpp ñi fi teew. defe naa tey ji jour bu am importance la et du ñu ne guleet nag ndax monsieur le ministre li nga def ni communauté lébu bu Yoff gépp nga ko defal et c'est tout à fait normal xam nañ ne vous n'en êtes pas à votre première yi fi jaar yëpp waa AS indi ko c'est en parfaite collaboration ak Fray yi amul dara en amont comme en aval loo xamante ne li am na si te duñu si diisoo ak ñun surtout ku mel ni xalifa bi teew nii ak Moussa action yi dalawul fii bi Covid bi commencé indi nañ ci participation bu am solo ñu jóge ci loolu bi ñu demee ci cimetière yi également ñu ñëwati ne ñun ak yéen ñooy ànd liggéey bi yéen Fray Yoff comme ne yéen la fi yàlla teg comme ni mu ko waxee léegi bon xalifa ci turu Yoff ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal waa AS ñi nekk ci bitim réew yàlla na yàlla defal leen jàmm foofu lu ñu mën ren ñu mën déwén lu ko ëpp ñu mën di toppatoo seen bopp am fa jàmm ak salaam ba loolu mën a laaw ci dëkk bi. monsieur le ministre nag ñu wax la ne li ngay defal Yoff gis nañ ko ñu ngi la siy remercier bu baax a baax a baax a baax a baax action yi nga fi mën a yëpp depuis que nga ñëw fi ba léegi 2014 lañ wax man day damay faral di wax ne loolu c'est pour répondre à certaines personnes yoo xamante ne yi boo waxee ñu ne indiwu fi lii indiwu fa lële diwu moo tax ak diwu moo tax loolu ñëw fi mais ku sa bés rafet dafa fekk nga am sa loo def say mbokk ñëw jàppale la Mamadou Diop mu ngi fi woon il était membre du parti socialiste Oumou Khayri Gueye Seck mu ngi fi woon PDS la nekkoon mais taxul réalisation yi am fi nag wax dëgg yàlla kuy waxal dëgg rek war ko mën a reconnaître quai bu taxawee tey stade taxaw pont bi taxaw yeneen ak yeneen yoo xamante ne aide sociale bi dama ko doon wax benn jour ma ne ko li nga def ci dëkk bi koo joxul mu dugal ci poosam it jox nga koo xamante ne kii bu ko yorul woon yow yaay génne jox ko. bon yooyu yëpp di ay mbir yoo xamante ne yi laaj na dëgg wax dëgg yàlla ñu delloo ko la monnaie mënuñu ko delloo woon dëkk nen lu may
li nga xamante ne bii mu ngi ñëw mu sóobu si nag àddina bépp am ci yaakaar ñun Ndakaaru surtout am yaakaar ci moom ba ña nga xamante ne ñi duñu ay waa Yoff sax bokku ñoo moom fu ñuy yeewoo mën a boole seeni xalaat ne fu mu taxaw nañ ko jàppale président nangu ko fal ko mu nekk defe naa benn maire ci commune yi boo xamante ne bii moom moo nekk ci stature boobu dama ne bon Yoff bu fekkente ne bëgg ngeen fay bor bi Ablaye Diouf fu mu nekk ànd leen ak moom ngeen jàppale ko. nañu ko waxe woon de te duñ ci dellu gannaaw ñaan nañu yàlla insha allah li ci kanam foo fi taxaw di woote ñu ñëw taxaw ci sa bor ndax loolu mooy suñu wareef dañu fi toogal askan wi mag ñi ndaw ñi ak ñëpp wóolu ñu bàyyi ñu à la présidence des frais Ablaye jàppale la mooy suñu warugar. dama ko doon wax benn bëñ ci gémmiñ bombal mu weex tal dëgër këng ba fu mu jublu mu xam na ne am na ñu nekk ci gannaawam ñoo xamante ne ñi duñ ko bàyyi benn yoon muy taraf waxuma la ak muy daanu waaw bañ a guddal comme ñëpp remercier ñëpp li ñu fi wax fii kii 2,200,000 nangam ak ay exonération yoo xamante ni génn nga ko def ko si ñan nga ko defal waa Yoff boo xoolee matériel bi mag ñaa ngi ci ñoo ci ëpp sax centre de santé yi nekk ci dëkk bi yëpp ñëpp ñoo fay faju ji nga def ko fa morgue yi encore dama ne ku jël en considération aspect yooyu yëpp ci ab dëkk vraiment mérité nga gàcce ngalaama waaw nañ ko def. te yàlla dafa dogal maire bi tey mooy jël wàllam si wàllu maire bi man yàlla dafa defal maa jiite CDS bi fii maay le président El Hadj mi mooy le secrétaire exécutif ak ñi ngi ko boole ñëpp ñoom àllu ñëpp a ngi fi toog ñun ñooy wax nag si tur woowu pour remercier leen si lii ngeen xam ne def ngeen ko président ñu ngi leen di remercier bu baax a baax si li xam ne indil ngeen ko donc l'hôpital Philippe Maguilène Senghor ak centre de santé yi poste de santé yi nekk yëpp au niveau de la commune di leen wax ne jërëjëf liñ naan yaa un petit mot boo xam ne ça résume tout ñu ngi leen di wax merci si li ngeen def di wax ne kontaan nañ trop parce que bu fekkee ay doomu yoo fi nekk bitim réew dajale lu mel nii xalaat ne ñu ngi koy indil donc seen ay mbokk yu nekk Yoff wax fa dëgg yàlla ñu ngi nekk CDS bi amul lu ñu leen wax lu dul jaaraama jërë ngeen jëf di wax ñu ngi leen di ñaanal ña fa nekk ñëpp yal neen yàlla gën a dooleel yal neen yàlla gën a dimbali yal neen yàlla gën a may lu am ëpp seen njort fa ñu nekk yal na leen fa defal jàmm parce que jàmm lépp si la xaj di nuyu bu baax donc le président des frais président dégg nañ li nga wax léegi wax fa dëgg yàlla kontaan nañ si man nag mënumaa wax te du ma sa wax politique parce que de politique moo ma tax a toog sax fi ma nekk nii si présidence di wax ne li nga wax dañ si kontaan trop bu ñu amee doom joo xam ne dañuy yombalal fu ñu yëwtu mu dagga fa donc ñun waa Yoff fan nañoo jàppale suñu doom boobu te donc Ablaye wax fa dëgg yàlla président wax na ko ndamal Yoff la njëriñal Yoff la bi mu nekkee maire Yoff moom en tant que maire nekk fii si hôpital bi dinaa leen fi limal yu tuuti rek yoo xam ne def na ko fi donc yéen da ngeen ko fekk si li muy def xam naa ne fi mu nekk ñëpp dégg nañ ne Philippe Maguilène Senghor ñëpp ñoo ko naw si Sénégal parce que loolu lii tax ñu naw ko Sénégal mooy dañoo am koo xam ne dañuy jàppale dafa am koo xam ne tey fu mu sédd ñenn ñi benn sédd ñu ñaar donc mooy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr maire de Yoff
bi mu fi ñëwee léegi indi nañu fi ay lits d'hospitalisation yu bari. autoclair ñëw na ko ci bloc bi. centrale d'oxygène def na ko fi. fauteuil dentaire def na ko fi. def na fi sang visuel. def na fi ay respirateur d'anesthésie. def na fi groupe électrogène. def na fi radiologie équipé ko ba nga xam ne tey ñëpp ñoo xam ne yu bari dañ ko fi ak yeneen ba pare li ëpp solo mooy mu jàppale ñu sur le recrutement au niveau de la fonction publique. donc Ablaye recruté bi ñu bari. olof nag dane ku séddale xañ ñëpp mënuñoo dugg. waaye ñu duggul xam ne moom it day ba mu ñëwee ci reñam xale yu bari fii dugg nañ au niveau de la fonction publique te lii xam ne donc moom la koy defee. du ma tàggu du tàggu kenn danaan docteur Diop jox leen ma la liste ñi fa war a dugg mu dugal ñi mu mën a dugal donc ñu bari jaar nañ si. au niveau de la commune ñi fi nekk jël na personnel bi fi nekk fii Philippe Maguilène Senghor bi ak tubaab bi ñëwee ñi fi nekk ñëpp nekk ay personnel ay CDI moo leen di fay si budget ñeneen ñi moo leen recruter def ko à la disposition donc du centre ñoom ñu fi liggéey ba pare donc si poste de santé yëpp maire di leen fay par weer mu fekkoon fi benn subvention boo xam ne 10 millions la woon par an en médicament mu jël ko léegi def ko 15 millions en médicament di leen ko jox annuellement donc monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm si lii nga xam ne lii nga ko ambulance bi ñuy ñëw Philippe loolu mën naa ko seet te wax naa ko fépp bi ñuy ñëw dañu doon wax ne Philippe Senghor li may wax docteur Diop mën na ko seede ak ñoom jaata amul woon ambulance bu Ablaye bu daan am malade dañu oo Wakaam wala ñu oo Patte d'Oie mu ñëw ba mu ñëwee li mu jëkk a def 2014 la jëkk a wax ne booba moom sax newul ministre de la santé mu ne man duma fi nekk maire sama poste de sama centre de santé amul ambulance fi mu nekk defe naa ñett ñu ngi fi wala loolu lu ko ëpp te donc loolu lépp si ay loxoom la jaar ñëw donc monsieur le ministre ñu ngi lay remercier di wax waa Yoff ndëkk di wax waa Yoff ñu ngi leen dénkaat bu baax Ablaye Diouf Sarr ku xam koo xam ne fa ñuy séddaal la nekk di puus muy ñëw wax fa dëgg yàlla dañ ko war a mën a jàppale dañ ko jàppale si liggéeyam jàppale ko si lii président wax dama wax ne sànq élection yi ñëw nii buñ ko caaxaane du élection yi ñuy caaxaane buñ amee koo xam ne candidat à la ville de Dakar nañ ko jàppale bu baax a baax pour mu jël ville bi yi ñu fi maye nii yëpp tey jii ville waroon nañu see may ñu indi fii mais gisuñu ko parce que ñu ngi koy def si yeneen centre yeneen poste parce que fii lañ ne Abdoulaye Diouf Sarr moo fi ne tey nag bu yàlla defee foofu ñuy séddaale moom moo dem toog fa ñun waa Yoff bu ñu ñàkk fayda ba loolu rëcc ñu ab cycle la nag dama leen koy wax falaati ji ab cycle la tonton Mamadou Diop moo fi nekkoon 25 ans mu ngi nii après lay ñëw ñu am candidat mu jël à la ville 25 ans après lañ koy amaat donc ñun waa Yoff nañu xippi suñuy bët bu baax xool ne Abdoulaye Diouf Sarr mii dañ ko war a jàppale bu baax a baax si li muy ut ñun Yoff gi dañu war a takku derrière lui pour jàppale ko parce que bu ñu ko jàppale c'est l'intérêt de Yoff c'est pas l'intérêt de Abdoulaye Diouf Sarr ni de Abdouna ni du président c'est l'intérêt de Yoff ay doomu Yoff ñoo si mën a xëy ay doomu Yoff ñoo si mën a am ay bus ay doomu Yoff ñoo si am na loo xam ne suba laa koy wax fële sa jataay ba incha allah pour waa Yoff gën a dégg li ma bëgg a wax donc ñu ngi lay sant monsieur le ministre ci liggéey bi xam ne donc moom ngay def donc ñu ngi la siy félicité bu baax a baax di wax ne président kontaan nañ trop ku mel ni Ousseynou ñu ngi koy ñaanal parce que li nga wax rafet na moom rek mu dajal teen matériel yónnee leen ne leen kaay leen boole si bon yéen ñëpp dañ koy ñaanal mais moom tamit dañ ko soppal tuuti beral ko tuuti ñaan parce que lii rafet na trop di leen wax ne la collaboration c'est comme ça am na foo xam ne àgg ngeen fa seen loxo jot fa am na foo xam ne seen loxo jotu fa loxo kii moo fa jot Yoff nañu ñëw si loxo kii si jot ñu ànd ak moom ñu mën a defar Yoff donc ñu ngi leen di remercier président monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax ñun CDS bi waa Yoff tamit ñu ngi lay sant à mon nom waa maire bi ñu ngi lay sant à mon nom parce que xam nañ ne wax fa dëgg yàlla suñu njiglaay nga je vous remercie merci. di nuyu waa Yoff di ko teg si loxo président Fra Yoff Birane maa ngi leen nuyu bu baax di rafetlu seen taxawaay mais surtout di magnifier seen mode d'organisation ak efficacité liggéey bi ngeen nekk une efficacité très discrète mais véritablement efficace may remercier waa AS bu baax parce que ñoom quand même fàttewuñu fa ñu dëkk te Yoff quand même loolu mooy particularité am. Moi je me souviens en son temps nous avions créé Arif muy mën naa wax ne ñu xamante ne ñoom ñoo jiitu AS. J'en profite pour faire quand même mention et rendre hommage au docteur Oumar Ndoye parce que nag ñun ñi ñëpp nous avons effectivement si benn période suñu àdduna
génn dem mais yaakaar naa ne moom précurseur la en son temps pour dire mettons-nous autour d'une table et essayons de voir nan la ñu mën defal Yoff donc tey AS taxawaay bu rafet dynamique man seen dynamisme moo ma jëkk charmé très très dynamique te da ngeen di vivre li Yoff di dund mënoon ngeen yam rek si de temps en temps ngeen jël dara yónnee ko bu boobaa ñëpp la leen di gërëm mais da ngeen bokk dans la vie active de Yoff mel ni en réalité vous constituez le 8e quartier de Yoff au sens traditionnel du terme maa leen si encouragé di nuyu ko bu baax Khalifa Moussa maa leen di remercier jottali leen ma sama nuyoo tous les membres du bureau maam si nag ñoo xamante ne maa ngi ñoom benn lañ mën naa wax sax ñoo bokk kambis maa ngi ñoom parce que Ablaye Fall ñoo bokk kaban te bu Samba aussi même chose donc ñaar ñooñu moom maa ngi ñoom voilà donc mën naa wax ne bureau boobu sama bureau la du ma fa réer moo tax lépp lu leen concerné rek man bu ma si jàppul ça veut dire que du ma gor au-delà même de l'aspect Yoff donc maa ngi leen di remercier bu baax maa ngi leen di remercier te tey c'est une première opération mais lépp lu ngeen nekk rek vous pouvez effectivement noter que danaa si nekk ak yéen dénkaat da nga ne en réalité lépp lu ñuy def Yoff man lañ koy defal loolu effectivement c'est le cas mais jël naa Yoff dénkaat leen ko jël naa Yoff dénkaat leen ko parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo yilif Yoff toog nii muy Fra Yoff parce que Fra Yoff dafa am mission bu leen Yoff dénk ñu koy doxal mission boobu am ñu koy xool ci kaw muy jàmbur yi am ñeneen ñu koy xool muy mag ñi ndombu tànk yi di def seen fonction de régulation donc Yoff dafa am une organisation sociale boo xamante ne organisation sociale bu am solo la ñooñu ñëpp wóolu ma mais organisation sociale boobu nekk dans une commune boo xamante ne dafa jéggi Yoff bu ñu yam rek si l'aspect traditionnel matériel bi ngeen indi leen ko rek Yoff traditionnel indi leen ko lébu yi yaa ngi ko indil Yoff commune bi xamante ne mën naa wax ne ñëpp ko bokk tey may féliciter di encourager di remercier sama mbokk alpulaar yi ñu ngi may jàppale bu baax a baax ñu ngi réunion d'ailleurs pour jàppale ma le collectif des Pël Fouta ñu ngi sama gannaaw di ma jàppale séeréer yi ak joolaa yi mais dama kontaan parce que dama gis communauté yëpp taxaw ne ma vraiment Ablaye ñun ñooy sa doom te loolu dama bëgg ñu koy sóoraale bu baax donc tey commune bi moo fi taxaw muy commune Yoff jógee aéroport fële Terme Nord dem ba Jàmmalaay de ce côté mu jóge géej gi dem ba cimetière Saint-Lazare mu nekk commune bi gën a mag si wàllu superficie si Dakar donc bu ñu yàlla mayee nag ñun ñu nekk le creuset traditionnel dañ koy téye bu baax parce que garab goo gis am nay reen donc yow boo nekkee reen yi nag da ngay fexe aussi donc garab yëpp dëgër ba ñi xamante ne ay xob lañ donc aussi bokk ci garab gi donc garab gi c'est un tout donc maa ngi leen di encourager. Cette fois, c'est le ministre de la Santé qui parle. Ce n'est plus le maire ni quelqu'un d'autre. C'est le ministre de la Santé qui parle. Docteur Diop est le meilleur médecin-chef de district de ce pays. Je parle sous le contrôle de professeur Bey qui est là-bas, qui est le directeur donc, des laboratoires du ministère de la Santé. Donc, docteur, votre ministre est fier de vous. Votre ministre vous encourage. Votre ministre vous soutient surtout. Là, il faut le retenir. Et quand je le dis, je sais ce que je dis. Donc, là, c'est juste une parenthèse. Mais je veux vraiment, donc, wax ni daal delluwaat na ñëpp AS. Man maa ngi seen gannaaw. lu ngeen bëgg rek. maa ngi seen gannaaw mais aussi maa ngi dellu si nekk sa gannaaw samay kilifa. parce que ku amul ay kilifa jënd nekk sa kilifa. samay kilifa mooy Yoff mooy ñi yor baatu Yoff. mais buñ may liifee ba pare nag. ma leen di remercier parce que dañu dellu jox ma kilifteef googu. ngir li ma jamono jox. loolu tam maa ngi leen siy remercier bu baax. donc loolu laa wax ma leen di dénkaat encore une fois monsieur le premier adjoint au maire. waaw ma leen koy dénk ça fait 7 ans ngi nii juróom-ñaari at
ñu yore commune bi juróom-ñaari at yoo xamante ne bés bu jot ngeen di gis réalisation ñu def ci commune bi bés bu jot ngeen di gis Yoff di transformé bés bu jot ngeen di gis ñu jële ci biti di indi Yoff bés bu jot ngeen di gis ñu tabax bés bu jot ngeen di gis ñu jàppale ay néew ju doole Yoff bés bu jot ngeen di gis cérémonie di am ñu ne yow mairie taxaw leen ñu taxaw bés bu jot ngeen di gis mairie taxaw ba léegi Yoff waa bi gën a ndaw sentir ne lan mooy mairie alors que mairie mënoon na fi jaaray at kenn du xam en réalité lan mooy mairie léegi boo soxlee dara sax Yoff li sa jëkk sa xel ma dem mooy naa dem mairie boo ñëwee mairie day gis mu fees ay nit ce n'est pas une administration sèche boo xamante ne kenn xamul lu fa nekk bon dëgg loolu bu mu ne am du man mi xamante ne depuis 2014 maa ngi ngàlloo ay galon république yoo xamante ne daf may yóbbu feneen ba du ma toog fii bu fekkee ne mën na am c'est parce que am na koo xamante ne moo fi toog di ko gérer di ko assurer donc monsieur le maire maa ngi lay féliciter di la encourager tey Yoff bu ñu may remercier bu ñu may féliciter mais en vérité yow yaa même 70% félicitations yi may demander waa Yoff ngeen jàpp leen ko bu baax et c'est très important ce que je dis là bés day toll foo xamante ne Yoff dañu war a commencer ràññee parce que ràññee bu amul rek jaxase ay xel yi am te waruñu nangu ñu jaxase suñu xel am na benn adage ne on ne change pas une équipe qui gagne on ne change pas une équipe qui gagne boo changer une équipe qui gagne tu entres dans un processus d'éternel recommencement te éternel recommencement waru am et l'équipe qui a gagné celui qui a été au milieu de terrain capitaine d'équipe Taka Brassard bi c'est lui moi peut-être que j'étais l'entraîneur qui a coaché, qui a demandé à Ferrand pour que le but soit marqué, ça a été le premier adjoint à donc maa ngi leen demandé ngeen jàppale ma ko bu baax a baax et ça je le dis en ma qualité de maire de Yoff mais en ma qualité de candidat pour la commune de Yoff et de candidat pour la ville de Dakar et en ma qualité de futur maire de Dakar donc monsieur le maire peut-être même que li ma wax léegi ça te gêne mais dañoo toll si jamono wax léegi il est important que lu bëree bëri ñu leeral ko parce que équipe yi ñu ngi si biir dëkk bi dugg si kàmbi si dugg si kër yi di wax loo xamante ne kenn xamu ko alors qu'il y a quelques mois kenn gisatul woon pendant 7 ans on les a pas vus pendant 7 ans dugguñu fenn léegi nag ñu ngi commencé dugg si kër yi moo tax il est bon que ñi xamante ne ñoom moom Yoff mooy yéen ñi nga xamante ne ñoom moom Yoff nekk ci quartier traditionnel yi ak quartier cité nouvelle yi ñu comprendre que ne l'équipe qui est là mooy équipe bi changé effectivement Yoff te bu ngeen ñu mayaatee ab diir di ngeen gis ne Yoff dana transformé wu lool nekk une commune moderne boo xamante ne population yi dañ ci gis bu baax seen bopp loolu laa ne woon daal danaa ko wax en guise de conclusion mais man mi may wax nii je suis membre de l'AS parce que AS il y a les Yoffois à l'étranger mais il y a les sympathisants bon nag le premier sympathisant comme ni ma leen ko waxoon man maay le premier sympathisant li ngeen def merci